laaj mu mel ni kon gouvernement bu ñu war a teg gouvernement bu amul droit ci erreur la war a doon. benn professeur mooy wax. benn borom xam-xam mooy wax benn sage mooy wax. ñu respecté loolu kàddoom. waaye ñu am sañ-sañu itam xalaate na leen. mooy kan la ñuy defal casting. yéen bi ngeen déggee élection législative yi passé ak léegi dégg ngeen benn yoon benn quotidien bind fi météo wala mu annoncé ku war a nekk PM wala ku nekk président assemblée nationale koo xam ne Sénégal yi ñamuñu ko ba noppi ñëpp ñam nañu leen Dakar du saf ñaari yoon. Macky Sall deful casting c'est-à-dire xam na ñi muy teg ci gouvernement am dafay dérouler politique am comme ni mu ko neexee moment bi Sénégal yi di souffrir. jaaykat yi di jaay lu leen neex te kenn du ko contrôler ministère du commerce ña fay liggéey di bëgg a dee du question premier ministre bu ñuy tànn bu ñuy def casting kan mais yéen a ngi fàttali ko ay temps dañ doon wax Ablaye Wade bis bu follee ko ku koy remplacer bi mu follee ko ak léegi ren la def fukki at ku ko remplacer Macky Sall bu fi jógee woon kay ku koy remplacer ñu ngi fi ni gàdd au moins y a pas moins de 12 millions sénégalais yu mën a remplacer Macky Sall ci 17 millions yi 12 millions yu ko mën a remplacer affaire du problème casting kan moo mën a nekk premier ministre doxal parce que ku ne xam nga système démocratie bu Sénégal soppeekoogul même boo nekkee PM bëtu Macky Sall ngay xoolee même boo nekkee président assemblée nationale ay bëtam ngay xoolee c'est-à-dire mooy li ñu koy war a wax mooy Sénégal yi dañu la yónni yàkkamti la. ñu ngi souffrir jamono ji bu fekkee premier ministre mënut a ñàkk. est-ce que tànn gi ajuwul ci ay ñu jënd ci ay élections législatives jënd ci ay élections locales ay résultats tukkee ca ñu foogoon ne nee nañ leen mbiw fekk ne matew ñu fa ñu toog loolee lépp da cay day raxu ci biir. bu boobaa intérêt politique am képp la ciy bàyyi xel mais bu dee intérêt national xam na ni doxul parce que Sénégal yi dañ ko sanctionné. c'est la première fois ci histoire au Sénégal parti majoritaire bi nekk ci assemblée bu nekk ci bopp réew ma di daalanteeg opposition bi ñuy benn lente ay député mu leen di jiitoo ñaar wala ñett mu soo ko fàttaliku ci histoire au Sénégal musta am muy soog a am ci élection législative yi loolu doy na ñàkk Macky Sall loolu doy na ñàkk ci élection législative loolu doy na ñu xamal ko ni nga fal premier ministre nga fal ministre nga changé kii nga changé kee ku doxal la ñu bëgg doxal bi mooy génn askan wi ci goutte gi ñu nekk génn askan wi ci lëndëmte gi ñu teg ci seen kanam tey amul benn sénégalais bu la mën a jox benn xibaar ci gestion wu déplacement wu hôpital la Dantec mais loolu fu mu fan la tegee. ak yeneen yu mel noonu. kon nag Fatou du mel ni kon jëf wala def jot na ginnaaw de. jot na xam nga souvent damay dégg professeur Ngouda Mboup di wax ne depuis le 12 décembre wala le 21 décembre 2021 ba tey sunu gouvernement bi dafa démissionné moom noonu la ko jàppee et souvent il le répète parce que jàpp na ne boobu ak léegi waroon na fekk ñu tabb fi poste Elimano jawriñ ji le président de la République dem ci sunu ay naataango yu France 24 yu RFI wax ne moom dina tabb premier ministre bu ñu jógee ci élection locale ñëpp di xaar ñu ne dina tabb li nga xam ne mooy premier ministre bu ñu jógee ci élection législative yaakaar naa ne fi mu toll ni jot na li ñu doon xaar semaine bee presse bi ñu ngi ko doon annoncé mu xëy dem dans la sous-région va retourner au Sénégal le 19 moo lay war ne fii ba keroog kon àjjuma xalaatu poste premier ministre mën naa bañ a nekk xëy na bu ñëwee sénégalais yi tegaat ci seen xel mais ñàkk poste premier ministre dafa bari lu mu gàllankoor Sénégal parce que moom moo ko fi taxaw ne premier ministre amul njariñ moom moo tax xëy na mu dindi ko ndax dafa bëgg mbir yi gën a bar moom moo taxawaat ñëwaat ne poste premier ministre daf koo war a taxawal ndaxte amul jot te dafa war a am liggéey boo xam ne da koy def ndax dañu ko jiite ci Union africaine boobu ak léegi mi ngi tukki boobu ak léegi mi ngi def li nga xam ne mooy mission ci Union africaine boobu ak léegi Sénégal amul poste premier ministre bëri na dossier yoo xam te ne li ko yeexal ñàkk na bokk na ci ñàkk am poste premier ministre ñu xalaat ne xëy na dina ci bar balaa ñoo taxawal peut-être li nga xam ne moom mooy assemblée nationale bi nga xam ne bu ñu ko taxalee ba pare premier ministre war na fa dem def déclaration de politique générale ak yeneen yoo xam ne dina ci topp Sénégal de façon ñi ngi xaar mais li leen ñor bokk na ci ni ko Mansour Diop waxee muy les préoccupations des Sénégalais ñu tenir ko en compte bu ñuy wax poste premier ministre na ñëwaat yenn dossiers yi dafa xaw a tardé yenn yi mi ngi yeex xëy na bu poste premier ministre ñëwee askan wi seen i jàmbat ci secteur boo laal ci santé ci éducation amaana ci yeneen secteur ci dund bi loolu yëpp dinañ ci am pexe muy tax xëy na ñu mën a noyyiwaat bu baax a baax. ñu wax ci ñi nga xamante ne nag boobu léegi askan waa ngi yëy di yàbbi ci ñoom muy waa au conseil des collectivités territoriales ne nag amuñu fi njëriñ waaye itam defuñu fi dara loo xamante ne mën naa tax ñu continuer bàyyi boobee institution muy wéy ñoom nag ñu ne déet ndaxte daal dinañu fësal seenuk liggéey
ñeel juróomi at yin leen fi daal di tabb ba daal di jëbbal ay résultats kii di président Macky Sall dañ ci ànd ak Tidiane Diallo. ñu teg au conseil des collectivités territoriales jot nañu def ay avis ak ay recommandations ngir accompagner politique gouvernement bi. am na ay jeexital yoo xam ni fi mu ne nii jébbal nañ ko président de la république ma ngay seet naka lay jëlee ay dogal ñeel jeexital yooyu pour mu nekk njariñu askan. at mu nekk def nañu benn téere bu ñuy ooyee rapport wanoon naa leen ko sànq rapport yee nekk nii. ci juróom at yi jot nañu def ay activités yu bëri suñ sukkandikoo ci vice président. ci salle bii ngeen nekk nii déglu nañ fi lu mat téeméeri ay kilifa ak ñeent fukk ak juróom ñi nga xam ni dañoo yor ay ndomba ci gox-goxaan yi ñi nga xam ni ay jëwriñ lañu te yor ay société nationale. waa au conseil des collectivités territoriales ñu ngi woo président Macky Sall président bu Union africaine na fexe yaatal institution bi fii ci Afrique te Dakar mun a abriter siège bi. Alaaji lii de mooy li ñu naan wérante xuuxaan tekki tubéy. du ñu tax askan wi dellu gannaaw. benn yoon. ba nga commencé ba léegi wax nga ci jafe-jafe hôpital wax nga ci jafe-jafe maternité. wax nga ci jafe-jafe liggéeykat yi ñoo ñu tëjal leen seen ay bunt te ñooñu ñëpp nga tudd ñoo ëpp utilité ñoo ëpp njëriñ conseil yi au conseil économique social et environnemental ci biir société bi contact direct la ñu am ak askan wi ñoo leen ëpp njëriñ fop xaalis ba nañ ko dugal ci loola moo gën askanu Sénégal nee nañu bugguñu institution bi majorité bi naka président Macky Sall def référendum bu fekkee bëgg nañ ci xoolal nañ ko def référendum boo xam du laaj sax budget xoolal nañu ubbi ay numéro rek joxe benn numéro def oui ou non ku voté benn yoon doo voté waat ñu xool ba xam Sénégalais yi bëgg nañu au conseil des collectivités territoriales wala déet bëgguñu ko ñoom ñi ciy wax Ablaye sax wax na ci Pape Mel Thiam ñu ci wax kenn ku ne ci sa ginnaaw xëy na mun nga xam kenn koo xam mun na cee jariñu wala yow mun nga cee jariñu mais ñoom du ñu Sénégal xamoo ni homme politique yi homme d'état yi nekk ci donkaasi gi ñoom du ñu Sénégal ñoom du ñu miroiru Sénégal ñoom boo leen xoolee comme nekkuñu Sénégal tawatuñu fajoo fi seeni doom jàngi wuñ fi lekki wuñu lu jóge ci réew mi seeni jabar demul marché togguñu ñoom du ñu seetu Sénégal Sénégalais yi bëgguñu boobu la institution dañ def référendum comme ni ma ko waxee sànq bu ñu ñemee jekkal geek layam bi solal ko mbubb ak yépp boo jiitewu askan seen nekkin da laa war a yitteel nekkinu askan wi du taxawal boobu la institution xaalis bi ciy dem am na faneen fu mu xaj. ndaxte ji Fatou Abdou ñu ñàkk ndaxte ji ñàkk fësal li nga xamante ni moom la ñuy liggéey tax na ñu ne ñu war a wax ne. liggéey ñu dañoo amul lu ñu fësal. xam nga Alaaji juróomi rapport lañ joxe. xam nga. ku ñu jox rapport bi. fu rapport bi jógee de la République. askan wi mooy président. ana rapport bi fan la ñu dem fan la ñu dikk. fu ñu décroché financement dañoo werante. Alaaji yow da nga ndar keppoon ba pare xam nga mais xam nga ñoom dañ ne jox nañ leen juróomi at pour ñu liggéey tegal leen ni programme ñu liggéey ca juróomi résultat nañ càmbar résultat yooyu Fatou. alors ci résultat yooyu xam nga ñu ŋàññi la ku nekk wax nga door a jàkkaarloog taskatu xibaar pour brandir 5 rapports yoo xamante ne jàpp nga ne 4 yi joxe nga ko benn bi quinquennat wax lu toll ci plus de 140 nee nañu audition yoo xam ne def nañu ko ci structure ak personnalité ana yooyu structure ak yooyu personnalité yi nga xam ne jàpp nañ ne audité na leen ba tey des na leer ci li nga xamante ne moom mooy bopp askan wi nee nañ dañu ko remettre le président de la République Macky Sall ba tey des na également leer ci askan wi loolu je pense que waruñu woon xaar sax tey ji nga xam ne ñenn ñi dañoo jugé inutilité bu jugé ne le haut conseil des collectivités dafa inutile pour que ñoom ñu génn ku ci mel ne Pape Mayel mi nga xam ne bokk na ci kuréel googu parce que nag Ndeye Khady au conseil des collectivités territoriales li tax askan wi jàpp ne amul njariñ dañu ko dissoudre bi nga xamante ne mbënd dafa am ci Sénégal bi ñu ko dissoudre dañu jàppoon ne dañuy indi pexe ci li nga xamante ne moom mooy jafe-jafe askan wi jamono jooju ñu wax ne budget bi toll na ci 4 milliards 200 millions de francs CFA tey jii ñu ne toll na ci 8 milliards 500 mille francs CFA maanaam daf ko sax doublé sénégalais yi di jàmbat sànq wax nañu ko ñu ngi wax léegi hôpitaux yi wax ay localités yoo xamante ne ay nit ñoom ñooy dem di fa tabax ay salle d'accouchement ak ay maternité parce que askanu Sénégal ki nga xam ne moom moo ko jiite wutul pexe ci askan nga xam ne ñoom ñoo fa dëkk comme si bokkuñu ci Sénégal loolu également di jàmbat ay nit ñoom ñoo nekk ci mbënd mi di am ay jafe-jafe
ay nit ñoom ñooy am yeneen jafe-jafe ci seen dund ñu jël koppar gu tal noonu dem dugal ko ci au conseil des collectivités territoriales boo xam ne sénégalais yi sentiruñu ko même bu fekkee ne njariñ li ñoom dañu koy bàkkoo askan wi ñoom ñoo amut yëg-yëgu lan la fi def ak lan la fi liggéey lu tey ji rapport yi nga xam ne wax nañu ne jébbal nañu ko le président de la République du Sénégal wax nañu ne également dafa jógee ci assises nationales yi ñu jox leen ay recommandations pour ñu taxawal ko assises nationales yi li fa jógee naam ñëpp dañu ko rafetlu jàpp ne ay ponkal ay kilifa ñoom ñoo toog lëlu génne ay ponk ne lii nañu ko taxawal mais bu fekkee ne dañu ko taxawal nag anam ga ñu ko taxawalee est-ce que assises nationales anam googu la waxoon ñu taxawalee ko est-ce que dañuy teg 8 millions 500 ci au conseil des collectivités territoriales teg 7 millions 500 mille francs ci conseil économique social environnemental jamono dooju sénégalais yi di am jafe-jafe ñenn ñi di génn ci seen ay kër parce que ndox mi nangu na ko ñenn ñi di feebar du ñu am fu ñu fajoo ñenn ñi di am jafe-jafe pour dund ay ndaw di jël gaal gi dem ci biti réew di màngaani alors que koppar googu toll na ci 15 milliards de francs CFA jar na également ñu samp ci laaj lan moo tax ñu toog ba léegi ñuy génn di wax ak di défendre seen bopp ndax seen i intérêt la ñuy défendre parce que nag ëpp sa sànqal ëmb sa sutura moom moo tax xëy na ñoom ñuy wax mais lu mu ci mënti doon sénégalais yi bëgg nañu yeneen leeral yu ëpp li nga xam ne moom moo tukkee tey ci jano bi ak taskatu xibaar yi. ñeneen ñoo xam ne bëgg nañu ay leeral mooy rek soxnay ñi nga xamante ne ñoo doon liggéey foofee ca Sotrac SIAS ak fii di ama Sénégal ginnaaw ba seen borom kër yi nag di amal ak xiifal lu ëpp rek ay fan a ngi nii mu daal di tax nag ñoom ñu ne bu ñu rek daal di wul saafara yooyee càkkuteef nga xam ne moom la seen i borom kër di sàkku ñoom dinañu daal di suubu ci xeex bi ñoom itam amalu xiifal ni ki mardi bi di ñëw dañ ci ànd ak seen i gis-gis ci micro Abdoul Aziz Soudaba. mën nga tëdd ñaar fukki fan ak juróom-benn di xiifal ngir sa alal waaw kenn faalewu la ñaata at nga di ko liggéey 4 heures nga jël personnel di liggéey bala ngaa duggaat sa kër jant bi so say njaboot nelaw doo leen gis ñu tëdd fee ñu tëdd rafetul yi ñu fii lijjanti lee moo ko gën a ñor daanaka alal bii alalu jirim la. Macky Sall moom moo jëloon engagement ne daf koy fay ndax ku sa baay dee duñ naan ana doomam bu soobee yàlla tey la lan talaata bu talaatee tey ji dellu see te moom ñëwul yónneewul nun ak sunu njaboot yëpp daañu dem tëdd bu nu xajul ca jàkk ji ñu tëdd ca biti loolu fas nañ ko yéene pare nañu pour delluwaat tëddi nun yàgg nañoo tëdd nu ñuy delluwaat tëddi rek ndax nun yàgg nañoo tëdd. ñii nag ñoom talu ñoo tëdd ne amuñu fu ñu tëdd ndax ndoxu bouché yoo xamante ne daal dina wër seen i dëkkuwaay di askanu HLM 5 mu nekk nag ndoxu bouché yoo xamante ni ñu nga jénn ginnaaw taw bu métti boo xamante ne daal dina fi woon am mu nekk mbir moo xamante ni daal dinañ ci amal ak taxawuk ñaxtu ñoom collectif Aar Sama Gox dañ ci ànd ak Mati Diop mi yore seen kàddu. moo ko waral ndax dañoo sonn depuis avant Tabaski ba léegi suñu kër yaa ngi bouché fépp mi ngi bloqué kenn amul foo demee douche kenn amul foo sawe kenn amul foo sangu wax dëgg yàlla dañoo sonn nga xam ne suñu biir kër yi dañoo fees fu nekk nii ñu mel ni ñoo toog sax tàgg sax añ ko defa añ wax dëgg yàlla ñu dañuy ñaan ñu jàppale ñu dimbali ñu parce que nekkoon nga xam ne bañ nañ ko ba nga xam ne ni sangu moom bu mel ko dañuy xaar ba guddi fekk ci ko dugg wax li ñu bëgg a def dañuy jël suñu soo ko dem dugg vraiment sonn nañu ñu ngi ñaan autorité ñu jàppale ñu dimbali ñu te yàlla tax parce que lii daf ñuy feebar man mii wax ak yow am naa ci jaare bi nga xamee ne bii vraiment su ma dëgërul woon trop du baax ci man sonn nañu monsieur bi metti na mu mel ne boobee jafe-jafe la askanu Grand Yoff di dund jamono yi itam ndaxte nag ndox mu bëri moo xamante ne ndoxu bouché la itam mu ngay jénnee ca foos ya di wutali mbedd ya kër ya muy mbir moo xamante ne askan wi mënatuñu ko dékku ba ca yux wàllu dañ ci ànd ak reportage yu Fatoulaye Mbaye Diop. ay fosse septique yu tàmbali du ubbeeku di génne ndox bu bari mu mel ni ab fleuve bu daal di parcourir lu toll ci benn kilomètre. li la ñuy dund waaw depuis pendant plus de 11 jours sunu yaay yëpp ni dañuy jaar pour dem marché te boo xoolee am na ay maire yu bëri ñu ngi teg seen table di jaay lekk. kër yëpp ëpp na fukki kër yoo xam ne nii lay bale ni nga ko gisee muy bale nii ni ngeen fi teewee nii lay bale wax dëgg yàlla ndimbal la ñuy wër. jigéen ni ki góor fii ci Grand Yoff jàkkaarloog situation bu métti bi indi ab pollution ci la ñuy nooy. bi waxee feebar bi mu mun a joxe lii ci la ñuy nooy ñu dañ dem ba bu ñuy lekk sax dara dootuñu safati quoi. te mënu ci nooy. ñu ñoo yem ñu ñoo bokk xool ngi ñoo doon ngacc tey xale yi mun nañ la ñoo war sax. non ci loolu lañ jëm parce que bu yàggee dañ koy baare orienté ko mu dem ci tali bi mooy autoroute bi. ci kër yi nag xale yi ñoom ne ñoom ñooy génnee ndox yi waaye nag ñoo ci mujj am ay gàllankoor ndax nag ndox bi dina indi ay feebar ci seen yaram yi.
ñu wax ci askan wi nga xamante ni nag ñoom ñoo daal di nekk ca diwaanu Bambilor ginnaaw ba ñu ŋàññee jafe-jafe yi ñuy jànkonteel ci yoonu Bambilor ba ñii di autorité municipale yi daal di nañ jënd wax ni defaraat rek moo daal di waral lu ni mel te itam di leen ñaan ñu taaxirlu ndaxte nekk na mbir moo xam ne yàgg nañ koo sàkku bu fi nekkee nag ñu koy liggéey nañ ci ànd ñëpp rek daal di ko bokkoo dañ ci ànd ak Cheikh Ahmed Tidiane Seck. ak askan yi faaw ñu demee ak muñ ca tali ba nga xam ne moo nekk ca Mbambilor liggéey yi jekkalaat boobu lekk tali dafa tax ñi nga xam ne ñoo di dawalkat yu woto yi saa su nekk nag ñuy daal di taxaw kilifay mairie yu Mbambilor nag daal di indi ay leeral ci wàllu wi. voilà parce que problème bi daf yàgg fii day dagg parce que yoonu ndox la léegi chaque nawet dañ daan jël ay coquillage ak ay gravats di ko fi def mais dañ daan constater ni problème bi day persister à chaque fois moo tax ren jii maire demoon saisir AGEROUTE pour que ñu ñëw defar yoon bi une bonne fois. beneen nag yoonu contournement bañ fa waajaloon mairie bi daf ko mujjee dàq ndax luy neel kaaraangeeg askan wi. au cœur de Bambilor la déviation waroon a jaar mais dañ gis ni ak xale yi nga xamante ni dañ fay ne ak camions yi buñ ko fa defee wóoru mais ngeen accélérer travaux yi loo leen man mu gaaw pare bu ko defee population yi mën a dem doxi seeni soxla. tali bi ci yooyu la béréb na mu yàqa woon dafa jéggi woon dayo lool askan wi lépp doon ko mettitlu ñii di kilifay mairie bi porte doléance bi ci diir bu yàggatul dara nag coono gox mettit bi dana jeex foofee. jeex la askanu di wal Alaaji waaye mu mel ni askanu HLM ak ñii di waa Grand Yoff moom ci guuta lañu ne ba léegi. te kilifa yi gis nañu ko même jublu ci loolu indi ci saafara farata la capitalu Sénégal Ndakaaru aéroport ak palais sorianto wul fii Grand Yoff ak palais sorianto wul. HLM ak palais sorianto wul. am ndox di fa balle mu salte xeeñ nit ñi di ko souffrir te pexe amu ci solution amu ci xam nga loolu te à chaque fois nga wax ñu indi la benn lay c'est-à-dire que seen lay yi lañu bëgg ñu bàyyi ko tey jéem a indi solution ci souffrance su Sénégalais yi lii tawat la bu ñu tawatee fu ñuy fajoo bérébu fajukaay ñu ngi leen di délocaliser fajkat yi doyul c'est-à-dire Sénégal booy xool réew la moo xam ni mënut dëkk ci di metti askan woo fëgg ñu ngi dund ak seen ay suuf te gis nga des fois ñu ne askan wi dañu mën a jàmbat kenn jàmbatul à chaque fois askan wi jàmbat dafa fekk ni la ñuy jàmbat ñi leen jiite mun nañ ci indi solution. li nga wax ne fii yoonu Kër Ndiaye loo woowu tali boobu ku fay jàkkoon xam nga dafa toj. ci jamono nawet lañ nekk liggéey di yomb mais au moins yaa ngi jéem a essayer sax lu askan wi gis. xam ne yow mii bàyyi nga leen xel mais tekk rek toog ci sa bureau mu am clim boo génnee sa oto am na carburant am nga chauffeur am nga sécurité am nga kër gu neex xalaatoo dépense yow sa yoon ci li ci des lépp këyit laa ni ndey xat yi ngaccul ndox ordinateur manquul douce ordinateur indiwul solution téléphone indiwul solution. kilifa yi dañu waxoon ni ñu ko doon waxee altine nan déy bu Macky Sall ba setal gi cleaning day annoncé wuñu ko fi woon yéen a ko fi jàllale woon ñu annoncé ko mën leen du dem benn yoon lay génn ñaar du ñett anam gisaat ngeen ko xew yi na bu yàgg te ñoo ko fi annoncé woon te annoncé wuñu fu mu jeexee benn la génn ñaar gars yi génn sa mbax loo ci kenn ku nekk jënd kab jaaykatu kab yi seen marché dox dara la ñu balewul nettoyé wuñu dara dëkk bi salte na foos yi fees na canal yi sakk na askan wi di souffrir gisoo leen léegi ñu jël ko est-ce que jëluñu congé gouvernement bi léegi ñu jël congé de ndax seen congé lee mu jot ñu bàyyeetuñu ci ak guddi waa lii ñu nekk ci te presse bi duñ ko dénoncer duñ ko wax duñ koy wax parce que Sénégal yi leen jiital ñu ngi souffrir doxul billahi doxul ko gis la am ca Grand Yoff ak ca HLM xam ne doxul xale yi di xuus ci biir ndox yi te feebar yi ca mën a tukkee bëri lool. waaw feebar yu bëri mën na ca tukkee parce que xam nañu ne déjà ndoxu foos fu mu am lu tolloog diir ndax ñoom ñi ngi wax fukki fan waaye HLM ku fa dem xam ne bi ñu tabaskee ba pare taw bi mu fa taw tax na HLM ak li ko wër kenn mënu fa dugg gis nañu ay images yuy wane également que ne inondation bi li mu def foofu nga xam ne moom mooy Grand Yoff ñu pare ci nawet xëy na wala boo ko tawaatagul boobu ak léegi mais ndoxu foos yi ñëw parce que nawet bi ñu ngi ci ba tey ñenn ñi dëkke foofu am jafe-jafe ngir génn gis nga bu fekkee ne foos dafa am ni ngay amee jafe-jafe xëy na nit ñi nga xam ne ñoo ko dund ñoom ñoo ko mën a xam parce que da ngay gis ne quartier yooyu boo fa demee dafay ball nga gis ne xale yi dañuy faral di feebar ñi nga xam ne seen yaram dafa seexlu amaana da ngay tàmbali di gis ay picc ci seen ay yaram beneen bi mooy li ma jaaxal man ci Sénégal moom mooy tali yi nga xamante ne tali boo ci romb dafa am ay pax yu xóot yoo xam ne da nga naan tali bi kañ lañu ko def tali bu ñu def il y a 4 ans
tali bu ñu def il y a 3 ans nga romb ci pax moo xamante ne oto bu ci jaar am jafe-jafe car bu ci jaar am jafe-jafe nit mënu ci aw faaw nga teggi nga gis ay quartiers yoo xamante ne fu ci mel ne HLM parce que bu ñu waxee HLM daanaka ci digg Dakar la nga xam ne bu tawee tey da ngay am jafe-jafe nga gis bopp na mu mel muy ay danger environnemental yoo xamante ne ñii di autorités yi gis nañu ko xam nañu ko te indiwuñu ci solution loolu nag dafay tiital askan woo xam ne dafay am jafe-jafe am njàqare te kenn rek la ciy xalaat ne moo ko ci mën a indil pexe mooy ki mu taamu ne moom la teg ci bopp réew mi ak ñi nga xamante ne également ñoom la ko jox parce que moom aussi dafa jël ay service jox ko ay nit wóolu leen am ci ñoom confiance ana ñooñu nga xam ne ñoom la wóolu am ci ñoom confiance nga xamante ne tey bu jafe-jafe taxawee ñoom ñoo war a taxawu askan wi jàpp leen malheureusement bu jafe-jafe amee askan wi dañu leen gis loolu la askan wi dund Ndeye Khady saa su ne ñu wax ci bés bi nga xam ne moom la àdduna bi yëpp daal di jagleel lu jëm ci wàllu population maanaam askan wi ñu koy nag daal di amalee foofee ca diwaanu Kolda moom la ñu tànn at mi ngir mu daal di ñu daal di fa amal li di cérémonie officielle bi mu tàmbali kon tey ba alxamis lay doon dañ ci ànd ak docteur Assane Ndiaye muy directeur bu développement capital humain ca direction générale planification politique économique bu ministère